première édition gala Vovinam Viet Vo Dao ñu amal ko ci Ross Béthio samedi yamook 27 septembre 2020 fa nga xamante ni moom moo di ca wetu seen imam Mbaye Sy bu Ross Béthio bés boobu nag ñu tuddee ko ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Ndiaye di agronome fële ca Pédidas Moustapha Ndiaye moom mooy papaay Rahmatoulaye Ndiaye ak Khadijatou Ndiaye bi nga xamante ni jot nañu def li nga xamante ni moom moo di seen passage de grade. Voilà lii nag moom moo di passage de grade bi nga xamante ni defal nañ ko Rahmatoulaye Ndiaye ak Khadijatou Ndiaye bis bi nga xamante ni moom moo di samedi yamoo ko 27 septembre 2020 loolee nag mu nekk rek ni xale yi dañuy jóge ci benn grade jàll ci beneen grade loolu nag muy firndeel rek ni xale yi seen taxawaay ci biir li nga xamante ni moom moo di Viet Vo Dao am na solo te it ñi ngi ciy wane fulla ak fayda loolee nag ñu def ko ci teewaayu ki nga xamante ni moom moo di seen maître Abdourahmane Fall ak ki nga xamante ni moom moo di vice président bu Ligue Nord ak nag ku mel naka beneen maître bi nga xamante ni moom moo di Khalifa Diop. ginnaaw loolu ki nga xamante ni moom moo di Abdourahmane Fall jiite Viet Vo Dao fi nga xamante ni moom moo di Ross Béthio moom nag te it moom moo di sax initiateur bis bile moom dénk nañu ay kaddu jëm ci Viet Vo Dao ci Ross Béthio ginnaaw bi nga xamante ne nag rafetlu na mbir mi ak ni mu demee mi ngi rek lancé appel ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorité yi waaye nag di xamle rek ni jafe-jafe yi moom am na ndax nag lu jëm ci wàllu infrastructure jafe-jafe la waaye nag matériel didactique bi nga xamante ni dina leen permettre ñu mën a def liggéey bi ni mu waree rawatina nag fexe ba li nga xamante ni moom moo di Viet Vo Dao ñu fesal ko ba ñi nga xamante ni ñoo di wayjur yi gën a mën a tàggat seen njaboot ci wàllu woowule. di kontaan ci bés bi nga xam ne tey arts martiaux feetu arts martiaux la en général mais feetu Vovinam Viet Vo Dao la en particulier bon tey ñoo ngi réunir l'ensemble de nos élèves pratiquants du Vovinam ci suba def nañu ak ñoom passage de grade boo xam ne dans l'ensemble nekkoon na réussite bu mag si ñun waaw ñu am ci mbégte am ci kontaante parce que bu ñu gisee dëkk bu mel ni Ross Béthio aussi art martial bu mel nii pratiquement amu fi wala bëreegu fi ñun ñu ñëw développer ko bëgg ko yóbbu fu sori bëgg a créer ay champions nationaux et internationaux pour man loolu toutes les bonnes autorités war nañ ñu ci mën a taxaw war nañ ñu ci mën a jàppale. donc ci tànk yooyu lañ nekk xam njëriñu sport aussi xam njëriñu Viet Vo Dao xam njëriñu sport donc loolu moo tax tey daal vraiment ñu bëgg a xar suñu tànk tubéy ci fête bi mën a am dans la meilleure des manières possibles. comme ni ma waxee sànq rek daf di fête mais da di mbégte vraiment ñu gis ne ñoo ngi yaatal li ñuy wax Vovinam parce que ñun boo ñëwee ba gradé ba tollu par exemple première dan wala nga tollu ceinture noire wala ceinture jaune li ñu lay njëkk a sant mooy que il faut que déjà nga commencer di transmettre li nga xam ne jot nga ko jàng c'est-à-dire que parce que booy jàngale da ngay jàngale en même temps donc loolu moo tax benn instant nii suñu maîtres yu mag yi te ñu nekk ci kaw les gradés 3e ba 5e jëm 10e dan dañuy ñaax chaque fois à ce que ñuy transmettre art martial bi parce que loolu mooy tax nit ñi gën ko xam te foog naa ne njëriñu kese la voilà médecins yi sax dañuy recommander gars yi di def sport ainsi de suite donc baax na trop daal. waaw Ross Béthio moom jafe-jafe yi nag bëri na parce que déjà dafa mel ni nit ñi ils ne sont pas conscients de l'importance du Vovinam de l'importance de faire du sport. loolu mooy premier obstacle bi mooy que ne nit ñi da ngay defi sport sax ñu foog ne yow da ngay fooyu wala da ngay caaxaani rek xamuñu njëriñ li carrément. voilà alors que le sport est universel parce que ñun ñi tey commencé nañ di génn au niveau national et international d'ailleurs daaw rek dem nañ fi Côte d'Ivoire et tout ça donc doon na mbir moo xam ne daal nit ñi dañoo conscient wul ci enjeu yi ak fi mu mën a yóbbu seen dëkk bi surtout Ross Béthio principalement. deuxième obstacle bi mooy autorités yi aussi comprendre ñu njëriñu Viet Vo Dao dëgg-dëgg moo tax pratiquement duñ ñu jàppale lu bëri waaw ndax buñ ko xamoon vraiment ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ñuy motiver ñoom ñoo ñuy encourager jox ñu tous les moyens et les dispositions possibles pour ñu mën a yóbbu Viet Vo Dao fi ñu bëgg mu yegg. parce que Viet Vo Dao c'est mondial mais c'est intercontinental c'est-à-dire que dépassé na frontières yi donc il faudrait que aussi que les autorités yi nga xam ne ñoom ñooy c'est-à-dire que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk tey ci dëkk bi ñu conscient ci loolu jàppale ñu ci bu baax a baax surtout ci wàllum équipement mais aussi sur les moyens financiers et sur les moyens logistiques waaw lu mel ni ay tapis tout ça ñu mën ko gën a yaatal tey jii bi ma sumbee lii dama invité képp koo xam ne pratiquant des arts martiaux la te nga nekk fii à Ross Béthio parce que damay wane ne arts martiaux yi on est une famille déjà donc toutes les arts martiaux se valent tous les arts martiaux se valent et que ñun ñëpp on est une famille mais à part ça il faut que aussi les bonnes volontés
nekk à nos côtés di ñu encourager parce que tey bu ñu génnoon tey jël fi champion du Sénégal wala ñu jël champion du monde avant tout lan la ñuy wax du ñu wax sama tour du ñu wax turu keneen mais dañuy wax drapeau Sénégal wala ñuy wax drapeau Ross Béthio moo jóg ci kaw. Donc il faudrait que gars yi mettre du sien il faut qu'on se scinde les reins pour que ñu xam ne vraiment parce que tubaab yi foofu la ñu rawee. tubaab yi bu ñu gisee tey un athlète boo xam ne gis nañ ne kii mën na leen apporter dara mën na élever seen couleur mais ñoom ñëpp a ciy jàpp bu ba mu mat sëkk jox la tous les moyens mettre la dans les conditions à ce que vraiment nga mën a réaliser ses objectifs parce que pour man da nga koy defal sa bopp mais da nga koy defal sa communauté. tey jii xale yi may former fii tey je pense que ça va de soi ça va de l'intérêt même de leurs parents parce que xale yi nar fi nekk tey di taxawaalu di tux di mandi di déconner di def yenn affaires yi bu ñu doon am une pratique di defi Vovinam peut-être que yenn yu bëri dootuñu ci nekk. waaw donc loolu moo tax ba nga xamante ne ni lii ñu nekk daal parents yi war nañ ci dugal seen loxo bu baax a baax surtout les parents mais les autorités et les bonnes volontés war nañu ci jàppale maanaam tous les notables daal incha allah. tey sax soo xoolee thème du jour bi ñoo ngi ko axé sur le Vovinam et dans la mondialisation donc wala Vovinam et la mondialisation tey dañoo bëgg a wane ne le Vovinam Viet Vo Dao da di art boo xam ne c'est un art planétaire. voilà dafa jéggi frontières yi et que ñëpp xaj nañ si ñëpp mën nañ ko def aussi bu ñu fàtte ne y a pas de vieux ni de femme wala koo xam ne mënu ko def voilà Vovinam da di art martial boo xam ne c'est recommandé à tout le monde waaw boo demoon tey au Vietnam wala nga dem ci yeneen réew tubaab yi da ngay gis ne ñi gën a âgé ñooy gën a def sport parce que tey diabète bi bëri na suukar si ñuy consommer bëri na ak yenn feebar yeeg yooyu hypertension yi donc li leen si mën a dimbali mooy ñuy def sport vraiment mais au-delà de ça ñu wane ne aussi on est une famille et que tey jii kimono bii may sol boo demee ku nekk Chine wala ku dem Japon wala ku nekk ci yeneen réew yi ba États-Unis même kimono bi la ñuy sol c'est-à-dire que ñun ñëpp benn lañ. lii nag moom moo di séance de démonstration yi nga xamante ne ñii nga xamante ne ñoom ñoo jógee ci Vovinam Viet Vo Dao régional bu Saint-Louis ñoom rek amal nañ ko loolu nag mu nekk ay séance de spectacle. ginnaaw loolu ki nga xamante ni moom moo di Khalifa Diop moom indi na ci ay kaddu te it rek di xamle ñoom ñi nga xamante ne ñi ngi bokkee ci équipe régionale bu Saint-Louis jàpp nañ ni Vovinam Viet Vo Dao dafa nekk sport bi nga xamante ne dafay dajale lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu wér-gi-yaram waaye tamit nag di yar ak di jàppale xale yi ngir rek ñu gën a mën a am taxawaay ci société bi. que di leen wax ni dañ fi ñëwoon jóge ba Ndar. di équipe régionale bu Saint-Louis dañ fi jóge woon Saint-Louis ñëw uniquement tey pour wane démontrer lan mooy Vovinam Viet Vo Dao tey loolu moo ñu fi indi fii nii si Ross Béthio incha allah. waaw tey Vovinam Viet Vo Dao xëy na peut-être ko xamagul mais bëgg ko xamle tey moo war a indi ñu ñëw fi parce que tey importance moom mooy que Vovinam li mu mën a jouer si sa àdduna bari na parce que tey ci wàllum waxuma technique dama ko jot tekk ne mais si wàllum santé rek. ak xeetu yar gi mu yar nit ki voilà loolu rek déjà doy na rawatina technique yi nga xam ne peut-être yaa ngi ko ci jàng muy self défense bi ak yu demee noonu te Vovinam daal nekk na daal këru daara këru yarukaay boo xam ni loolu mooy rôle ci société bi ñëw pour defar pour yar pour tàggat xale yi ci lépp loo xam ne ñi ngi ci incha allah Vovinam amul âge amul xeet amul benn maanaam ci wàllum xeet Vovinam xamul loolu. Vovinam daal képp koo xam ne bëgg nga ko def rek Vovinam incha allah rabbi pare na pour recevoir ak âge boo mën a am na. waaw stratégie moom mooy rek ñi nga xam ne ñoo fi nekk comme responsable comme tey maître Fall mi voilà moom rek incha allah rabbi moom rek war na mën tax Vovinam yegg ñun ni mel Saint-Louis moom rek mën na ko liggéey fii nii parce que technique baa ngi fi xam-xam baa ngi fi yar gi ñu soxla itam gëm naa mën na ko def ci xale yi. te yaakaar naa xale mooy yor réew te gëm naa ni moom incha allah mën a tàggat xale yi ba liñ bëgg yëpp moo am incha allah. waaw passage de grade bi mi ngi mel ne tey ñu ni kër gi da ngay dugg ci néeg rek da ngay génn ci néeg dugg ci beneen néeg loolu lay tekki wul ni da nga aay wala demee noonu
et lépp loo gis dina am ay tànki kanam passage de grade loolay tekki pour xale yi gën a am motivation xam ne jóge nañ ci grade bi dem ci beneen grade léegi dañuy boole lañu weesu ñoom ak li ñu toll boole ko pour mën a jàll ci leneen loolu mooy njëriñu passage de grade boobu. parents yi man dama leen di ñaan di leen ñaax parce que xëy na xamaguñ lan mooy Vovinam Viet Vo Dao ñu si ëpp karaté la ñu xam wala demee noonu mais même xeet gi la tur rek ñooy wutee ñun li ñu woowee lii ñoom ñu koy woowee mi mel ne tey tur bi ki tudd Ousmane kii tudd Oumar kii tudd Saliou mais même personne bi la mais Vovinam moom benn xeet la rek ci biir aar yi mais amul benn différence aar la daal boo xam dafa ñëw ci wàllum technique yu demee noonu macha allah en tout cas daal li ma mën a wax moom mooy maa ngi ñaan daal mbokkum waalo gi yëpp ñëw suivre lan mooy Vovinam Viet Vo Dao pour xam lan la leen mën a apporter ci biir société. professeur Abdoulaye Guèye moom moo di vice-président bu Ligue Nord moom nag ma ngay xamle rek ni dañu am sas wu rëy rek ngir jàppale ki nga xamante ni moom moo di Abdourahmane Fall ngir fexe rek ba nga xamante ni Vovinam Viet Vo Dao dina gën a yokk jéego yi fii nga xamante ni moom moo di ci goxu waalo yi. Vovinam fii ci waalo yàgg nañ ko fee bëgg a sanc mais bis ba nga xam ni Abdourahmane sanc na ko fi ba commencé ko fee développé ci lañ ne incha allah lépp loo xam ni war nañu rek ci côté technique ci côté matériel même ba ci côté psychologique pour jàppale ko en plus ci ay conseils ay technique ak lu mu mënti doon rek ngir mu mën ko suqali fii mu gën a jëm kanam. La Ligue Nord c'est de Louga à Matam chaque année dañuy am programme bu ñuy tëral programme boobu nag moom la ñuy dérouler. Programme boobu mi ngi viser à ce que Vovinam mën a développer ci chaque secteur yi nga xam ni moom la Ligue Nord couvrir waaw ci lu ci mel ni ay camp de formation yi ñuy organiser chaque année camp de vacances la ay stage arbitrage ak entraînement yoo xam ni séance d'entraînement yoo xam ni c'est réservé uniquement yoo xam ni pour ay professeurs ak maîtres de salle yoo xam ni suñu maître Khalifal moom moo koy organiser. jafe-jafe yi nag mooy souvent du ñu gis état bi di impliqué wu lu bari ci li nga xam ni moom la ñuy organiser lu ci mel ni ay championnat national lu ci mel ni camp de vacances yi nga xam ni moom la ñuy organiser aussi parce que camp de vacances yi ça vise à ce que ñu mën a éduquer ba noppi teg ci xale yi ci yoon boo xam ni da leen di yee ëllëg. waaw da leen di yee ëllëg ci seen dundin waaw ñu fexe maanaam localité bu ne parent bu ne ñu incité wu di inscrire seen i doom ñu pratiquer l'art martial parce que l'art martial ça aide sur le côté psychologique ça aide aussi sur le côté physique waaw parce que day développer mentalité xale bi ak côté santé am aussi waaw te am na solo trop. waaw ndax ñun ñi koy def aussi gis nañ njëriñ li ba tax na depuis boobu ba léegi ñu ngi ci bawuñu waaw ñu ci ñaax ñëpp nag. Moustapha Ndiaye moom mi nga xamante ni moom moo di parrain wu première édition gala Vovinam Viet Vo Dao ci Ross Béthio moom mi ngi rafetlu rek bis bi nga xamante ni amal nañ ko ba teg ko ci turam waaye nag mu jàpp rek ni sport boobu nga xamante ni moom moo di Vovinam Viet Vo Dao dafa nekk loo xamante ni rek dafay gën a jëmale kanam li nga xamante ni moo di société ndax it nag jàpp na ni lii nga xamante ni moo di arts martiaux dafay fexe ba li nga xamante ni moo di ci wàllu wér-gu-yaram ak li nga xamante ni moom moo di wàllu yar ak tàggat ndaw ñi am na ci jéego yu am solo yoo xamante ni dina ko ci def waaye nag dina jàppale xale yi ba lépp li nga xamante ni war nañ ko mën a def ci wàllu fo tamit muy faw yi ndaw dina leen ci mën a jàppale Moustapha Ndiaye ñu teewlu ay kàddoom. xam nga sport moom dafa nekk loo xam ne lu baax la ci réew lu baax ci doomu aadama xam nga maintenir santé maintenir développer intelligence am ak yëpp donc bi nga xamante ne xam nañu loolu ba dugal ci suñuy doom maître aussi nekk maître bu baax voilà di jàppale xale yi bëgg affaire bi développé wu au niveau de Ross Béthio donc bi mu waree organiser loolu ñu ne il faut ñu jàpp si donc ñëpp lañ koy defal daal suñu bopp lañ koy defal moom lañ koy defal ay population Ross Béthio aussi lañ koy defal. xam nga comme ni ma ko waxee sànq arts martiaux moom ça participe d'abord à la santé donc au maintien physique nit ki ça développe mooy l'esprit
la réactivité l'intelligence et tout yaakaar naa si biir ñoom dañuy defaale ay leçons de morale ak comportement ak ni ngay war a nekkee dans la société je pense que loolu nga inculqué ko xale bi ba pare mu nekkaale distraction boo xam ne da koy jëriñ voilà loolu moo tax arts martiaux nekk lu intéressant quoi. waaw xam nga en fait loolu daaw bi c'est vrai que Fall xëy na bi ñu fi ñëwee yàggul noonu trop mais teewul mi ngi def tout pour jéem ko fi introduire donc mën nañu wax ne li gën a tax sax mu am problème ni mooy avec la Covid parce que commencé woon nañ ba ñu ngi doon def entraînement yi au niveau de la mairie ba mu am ay élèves yu bari mais bi Covid bi ñëwee donc mu am interdiction de rassemblement ak yooyu donc il ne pouvait pas continuer voilà maintenant on espère que on est vers la fin de l'épidémie donc vraiment ça va reprendre. Moi j'ai bon espoir que dina gën a dox te nit ñi bu ñu gisee tey gala bi li xale yi liggéey gis aussi yeneen écoles yi jógee Saint-Louis seen démonstration yaakaar naa dina gën a motiver parents yi ak population yi pour ñu mën a dugg ci Vovinam Diego Dawo. waaw xam nga xale yi moom il faut ñu nekk si dara donc man je pense que au lieu ñuy dem di nekk si yeneen affaire yoo xam ne bari lu leen njëriñ ce serait bien ñuy dugg ci activités yu mel nii comme le Viet-Vo Dao nga xam ne non seulement dinañ ci yëg seen bopp dinañ génn daje ak seen yeneen morom daje ak yeneen nit divertiru am ouverture mais dina leen defaraale sur le plan physique et sur le plan comportemental donc loolu bu may lancé sensibilisation boobu laay lancé. Voilà chers internautes lii leen indiloon tey ci li nga xamante ni moom moo di première édition gala Vovinam Viet-Vo Dao ci Ross Béthio mu nekk nag une première à Ross Béthio nekk loo xamante ni rek jàngat nañ ci lu bari loo xamante ni ñii di gone yi ku mel na Rahmatullah Ndiaye ak ku mel na Khadijatou Ndiaye taxawee nañ ko fësal tamit seen bopp ci kanamu seen i waajur ak tamit ci kanamu seen i am di jàmm waaye tamit ki nga xamante ni moom moo di Abdourahmane Fall wane rek liggéey bi nga xamante ne jot na ko liggéey ci Vovinam Viet-Vo Dao fi nga xamante ni moom moo di ci goxu wàllu yi mu des nag yeneen défi yoo xamante ne jëm na ci kanam te it rek ñu mën a jàpp rek ci kaddu parrain bi moom muy nga xamante ni moo di Moustapha Ndiaye muy xamle rek ni lépp loo xamante ni war na ko ci taxawee ba li nga xamante ni moom moo di Vovinam Viet-Vo Dao ci wàllu rawatina ci Ross Béthio dina si